asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan seen télévision Prestige am mbégte dellu si ak yéen seen émission bu mag boobu tudd Ganu Prestige te nag Ganu Prestige am gan bu mag muy un Thiessois émérite koo xam ne wax dëgg yàlla yàgg na Thiessois yëpp koo xam yàgg nañu ko ràññee fii ci biir Thiès tey jii mooy suñu gan nekk aussi ministre de la République le ministre Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen di sant di leen fay. ma fàttali ko aussi que monsieur le ministre moom coordonnateur bu Benno Bokk Yaakaar fii ci Thiès Ouest monsieur le ministre démb rek wala barki dama yaakaar naa ci lañ doon voté ce budget au niveau de l'Assemblée nationale tey jii budget boobu ban xalaat nga ci am bu ñu la voté mu nekk budget bu bees par rapport ak ministère bi ngay dirigé. waaw njëkk def mooy sant président de la République ci kóolute gi mu def ba jox ma ñu jiite ministère bu am solo bi solo boo xamante ne moom président xam na ko waaye ñu bare réere nañ ko mbir ndaxte secteur la bu yaatu tey soo xoolee ci ñi nga xam ne ñooy xëy di liggéey moo ëpp ci ñiy liggéey ndax mi ngi làmb ba boolu 1,4 million. 400,000 personnes yoo xam ne nit la yoo xam ne dañ cay xëy di yaatu am njariñ année bu njëkk bi nag muy budget bu doog a door macha allah ñu jéem ci teg ay jéego waaye ren dañ ko ful waaye soo koy natt doo ko natt ca na mu toll mais da nga koy natt ci impactam ndax dafa yaatu tey ministère la boo xam ne am na une partie boo xam ne ci sunu koom mi ngi ci ministère de formation professionnelle. Absolument. Dans le cadre de la CFCE am na beneen pàcc boo xamante ne mi ngi bokk ci 10 milliards yoo xam ne dañ ko loger éducation nationale mais pour li ñi nga xamante ne mooy tenue scolaire. pour artisans yi. Absolument. loolu artisanat ko moom. ñoo ko moom. mais dañ ko loger foofu rek mais ñun ñoo ko moom. am na tam lu ñuy wax 7 milliards 500 yoo xam ne DER lañ ko loger pour financement artisanat. maanaam sooy natt artisanat. ak financement am doo ko natt ci dayoo bi nga gis. mais da nga koy dina natt ci dayoo yi nga xam ne nag impact yu bare yu yaatu yi waaw moo tax macha allah. ndax jàpp nga ni budget boobu bu ñu la voteel dina méngoo ak li nga xam ni yow moom nga bëgg fu nga bëgg a yóbbu ministère bi sur le plan des objectifs est-ce que jàpp na ni objectifs yi di nga ko mën a atteindre par rapport ak budget boobu tey jii. waaw mais xam nga li ñuy expliquer alal kese lu mooy liggéey. bien sûr. war nga wut partenaire. bien sûr. war nga wut stratégie. ay yoon yooyu teg. ba nga xamante ne fi nga jëm. mu loo xamante ne dina leer ci nit ñi te ne dina yomb yegg. xam nga monsieur le ministre boo gisee ñu lay laaj loolu xam nañu que secteur ministère la boo xam ni dafa am impact comme ni nga ko waxee trop ci vie nationale bi ci en terme d'emploi en terme de rentrée financière et cetera et cetera tey jii donc jàpp ni le ministère ñun dañu jàpp ni ministère stratégique la. parce que tey jii donc objectif yi nga xam ni surtout président Macky Sall am na ko par rapport ak PSE par rapport ak lu bëree bëri. est-ce que tey jii mën nañu xaar ministère de l'artisanat indi ci une contribution vraiment notoire. waaw moom mooy li ma doon wax léegi nag ne la ci at bu njëkk bi njëkk nañ dox daal di càmbar li ñu fa fekk. oui bañ ko càmbaree ba pare ñu daal di indi yoon yoo xam ne moom la ñu war a jaar. mooy stratégie. absolument. mooy fi mu ne nii at bi ñu ngi jeexal suñu stratégie nationale de développement de l'artisanat. moom mooy yan naa la ñu war a teg. ci juróom bi benn at yi di ñëw pour que artisanat fi ñu ko bëgg a yeggale mu yegg fa. am na tamit beneen stratégie bu ñu teg muy stratégie nationale de formalisation du secteur informel maanaam ñi nga xam ne dañuy liggéey te mu ëpp ci askan wi te bokkuñu ci fenn fu ñu bindu muy informel bi te mu soo ko nattee ñu ëpp ci askan wi ni ñu leen di jàppale ba ñooñu tamit ñu mën a dugg ci formalisation bi formalisation nag moom lu mu ëmb dafa bari am na ëmb nga mën a jot ci financement yi ci lu mu gënee yomb jot ci ay marché parce que marché public yi absolument accompagner ñi ne ci secteur bi pour améliorer leur productivité maanaam la ñuy liggéey mu gën a ñoŋ
ba nit ñi gën ci mën a jot. absolument kon yaatu la. te macha allah dinañ ci jéem. suñu kéem kattan. ak partenaires yi mais également. ak li nga xam ne président jox nañu ko. pour ñu jéem ci teg stratégie yooyu. mu nekk une réalité. mais gis nañu que aussi que secteur la bu nga xam ne aussi ba léegi ñoom ñu am y a beaucoup d'acteurs yoo xam ñu ngi xaar ñu def la connexion ak ñu ak voilà ñu mel ni artisan ñu mel ni éducation ak ñu mel ni formation professionnelle. léegi vraiment connexion boobu itam ñu ngi koy xaar avec impatience. parce que xam nañu lu am solo la war. c'est ça loolu xam nga ñu bare ñu ngi koy wax barki démb bañ demee assemblée sax am na ñu di ko wax mais xam naa ne. toujours gouvernement su génnee dina am su paree ba weesu ay diir dañuy def réaménagement. xam naa réaménagement yooyu dina am yenn cër yoo xam ne mi ngi feneen te ci ñun la war a gën a jekk. incha allah xam naa dina dellu si mais ku ci nekk rek li ëpp solo moom mooy ku ci ne fa nga ne nga liggéey ko na nga ko waree. te ba pare itam ñu bañ a réeroo. absolument c'est important monsieur le ministre c'est vrai que vous êtes un ministre de la République donc du Sénégal mais comme vous êtes Thiessois nga nekk te ba pare ak secteur bi nga yore Thiès am lu mu ci yàgg représenté tey jii ñun ñi nga xam ni dañoo dëkkoon maa na ko wax sànq côté 10e yooyu ñu ngi fàttaliku maison de l'artisanat bi nekk 10e naka la meloon autant ni mu yànde woon ni mu rafete woon ni mu amee woon njariñ. ñu gis nañ quand même avec le temps vraiment loolu yëpp dafa wàññeeku temps yii nit ñu gis la nga def fa ban visite. donc tey jii yan projet nga am par rapport ak maison de l'artisanat yooyu. waaw maasam jërëjëf vraiment. tey village artisanal bi nga xamante ne moo nekk fii 10e nekkoon li ñuy wax vitrine. ci artisanat wu Thiès. yàlla def mu xaw a deltu tuuti ginnaaw. ñuy def plaidoyer maanaam gisante ak sunu ay partenaires. ba tey benn doomu Thiès. dans le cadre du PNDL muy Mamadou Thiaw maire de Tasset dans le cadre du PNDL jël na 50 millions jox ñu ko pour ñu rénover le village artisanal. loolu fi mu ne nii teg nañ commission. parce que xam nga nit kenn du nettali gént jàmbur. su alal boobu jotoon mënoon nañ ko jël commencer. mais li gënoon moom mooy ñu woo ña fa ne ñu toog def taxaw seetlu pour seet nan la ñuy def ci li mu gën a rafet ñu ñoŋal village bi loolu nag ñu ngi ciy def commission yaa ngi réunir te incha allah fii ak tuuti dinañ ñu indil seeni ay résolution maanaam lan la ñu nangu ñun tam ñu seet ci doog ci doon suñu xel mais loolu yemuñ ci di remercier bu baax monsieur le gouverneur Moustapha Ndaw moom tam doomu Thiès la mettre na à disposition ginnaaw village artisanal ay ateliers yoo xam ne désaffecté pour que ñu mun fa def ay équipement espace boobu nag ñi ngi nekk di waxtaan ak sunu ay partenaires ak tamit ci si biir sunu budget tam ci lañ ca mën pour que ñu réfectionner ko def fa ay équipement déjà on va démarrer avec les tailleurs pour que ñu def fa ay équipements yu moderne ak tamit menuisier bois ak menuisier métallique aluminium ak inox ñoom comme ñoo bokk tamit ñu wutal leen wutam beneen ci espace bi tam bëgg nañ fa tabax feneen pour femmes transformatrices yi parce que gis nañu seen xarañte gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi waaye loolu lépp am lu ci sooxe ndax équipement manqué na leen accompagnement manqué leen formation manqué na leen kon il faut que ñu wut espace boo xam ne équipement dina fa ne ñu fa góorgóorlu ba wutal leen ay emballage wutal leen ay formation ba ku ci soxla xam-xam war a yokk sa xam-xam soo fa ñëwee mën ko am ci loolu sax laay profité laaj la parce que quand même gis nañu que comme ni nga ko waxee secteur la boo xam ne surtout dafa informel mais bari ci ñoo xam ne am nañu xaranteef am nañu xam-xam tey jii am na émission bu ñu daje woon man ak yow ma lay laaj fa la ñu tolloon ci validation des acquis de l'expérience fa lañ ci toll tey jii fan nga toll ci boobu parce que jàpp naa ne lu am solo la quoi validation des acquis de l'expérience nekk na lu am solo nekk programme bu mag ci biir benn programme bu yaatu boo xam ne Banque mondiale moo ko porté tudd PEJA wax ci biir PEJA boobu bu programme bu Banque mondiale
am na ci biir validation des acquis de l'expérience. Parce que apprenti yi dañ leen di jàngal suñu génnee ñu am diplôme. C'est important. mais su apprenti bi amee diplôme te ki koy jàngal amul diplôme loolu am na loo xamante ne lu fu mu sooxee ci loolu la ñu indi valorisation des acquis de l'expérience te loolu jéego bu njëkk la incha allah dinañ ko dox suñ ko yaatalee ba mu egg ci benn niveau bi parce que suñu ñëwee dinañ tester maître artisan bi suñu gisee ci moom am na ay matale na mu am diplôme su amoo ay manquement ñu def capacitation non ñu ngi ciy dox mu ngi dox ko démarré na même fii commencé na Thiès gars yaa ngi def ay formation ñu ngi ci liggéey Thiès door na Sénégal yëpp sax sur toute l'étendue du territoire door na tey jii donc monsieur le ministre donc tey jii peut-être mooy dernière question ci domaine boobu tey jii lan la artisanat di peser sur l'économie nationale. maanaam artisanat dafa nekk lu am solo ci économie nationale benn bi soo ko jëlee ci stabilité nationale ndax dëkk bi mel dal artisanat daf ci am solo ndax li ëpp ci xale yi nga xam ne suñu génnee ñu dàq leen école wala ñu seen ay notes mayetu leen ñu continuer ñi ëpp ci ñoom artisanat moo leen di récupérer. Absolument. tàggat leen teg leen ci yoon ba pare jàngal leen métier ëllëg ñu jàppale leen pour ñoom ñu mën a installer kon loolu muy lu ci stabilité dëkk bi dina tax ku ci tamit ñi dëkk ci dëkk yi ñu defaraat foofu ba xale yi fa ñu ne dootuñu soxla jéggaane ji moom mooy xeex contre exode rural maanaam jóge ci àll bi di dem ci dëkk taax yi waaye tamit di xeex contre immigration clandestine maanaam mbëkk mi yooyu yëpp mu koy def mais teewu ci économie bi ci boppam am na ci solo ndax tey suñu PIB bi maanaam lii indi koom ci biir dëkk bi soo jëlee téeméer yi soo ko jàppee 20% yi ñu ngi jógee ci artisanat mais nag loolu tuuti na trop par rapport ak la mu war a indi ndax productivité maanaam koom gi mu war a def war na ko ëpp suñu leen accompagner wutal leen équipement wutal leen tamit ay accompagner leen tam pour écoulement des produits parce que tey jii ñu ngi leen di xoj bu baax ak conteneurs yi ñu ngi leen di xaj ak bal bi ñu ngi leen di xoj ak yeneen yooyu xamante ne xaw na leen tënk tuuti te yooyu yëpp war nañ leen ci accompagner ñu am tam accès à la matière première jàppale leen tamit ci accès à la formation et les équipements modernes maanaam à la digitalisation pour que njaay mi jaar ci net bi maanaam yaatu na te incha allah ci sunu stratégie bi yëpp tëgg nañ ko teg ko pour que artisanat am yoon woo xam ne su fa doxee waxuma koom-koom mais dina nekk référentiel ci koom-koomu Sénégal nit ni mu nekkee référentiel ci koom-koomu Allemagne ni mu nekkee référentiel ci koom-koomu France. Très bien mais monsieur le ministre dogguma la ci loolu mais sous-entendre nga ko ci ce développement mais ça me paraît être un point important moom mooy que sunu artisans yi aussi ils sont confrontés à ce qu'on appelle la concurrence internationale. déloyale donc loolu tey jii naka la ñuy def pour protéger leen est-ce que ce ministère mi ngi ciy teg ak jéego parce que ça ne sert à rien ñu former leen wala ñu am ay produits ñu xarañ te mënuñu koo jaay wala ils sont concurrencés par les produits yoo xam ne qui nous viennent de l'étranger boo jëlee par exemple menuiserie bi boo jëlee secteur yu bëri daal yoo xam ni vraiment y a cette concurrence. mooy li ma wax loolu président de la République lu ko yitteel la def na jéego bu njëkk ba def commandé 15% de la commande publique ci bois ñu daal di koy def fii moom mooy projet mobilier national mais président yemu ca ci programme xëy ndaw yi ci li nga xam ne naa na ko bëgg na ba ñu dem fii ak 2-3 ans dootul sax am importation de meubles au niveau de toute la commande publique xam nga loolu wane ne kon xarañteem am na tamit ay jéego yu yox waaye nag lu mu mënti doon ak jéego bu état mën a def nit ñi ñoo war a njëkk jël mbir mi def ko seen yëf mooy le consommer local bien sûr. la préférence nationale loolu moom la ñuy wax tey jii le patriotisme économique koo gis mu raw da ngaa gëm sa bopp ba pare doo mën a raw
waaye su fekkee yow la nga moom da nga koo xeeb bëgg li keneen moom di nga daw ba dee moom mooy root pañe moo yem. kon sénégalais yi ñoo war a njëkk approprié wu li ñuy wax le consommer local. Absolument. ba nga xamante ne tey lu ñuy defar fii te yàlla nag sant ñu ngi sant bu baax ndax def ñoo nàkkal sunu ay artisan am nañ xarañte sunuy produit nag nekk na de qualité ci domaine boo ko jëlee. kon tey soo gisee ceeb bi bu njëkk ba kenn daanu ko bëgg mais tey ñëpp xam nañ ne ceebu Sénégal moo gën yeneen ceeb yi ci domaine boo ko jëlee parce que ceeb bu bees la amul tooke parce que soo jëlee ceeb bu màgget pour nga mën ko fàttee da nga ci def tooke pour mu rey ay gunóor ak sax yi nga xamante ne ñoo ci mën a dugg te su defee at ba jàpp ñaari at yëpp te xamuloo ñaata at la def fa mu ne ndox mi mu ca newoon ca biir dem na suy dem tamit ay li anti ferñeenti yu koy yiy dundal te muy def ci nit dara yóbbaale nañ ko te ñoom it yooyu yëpp ay vitamine la ak oligo élément ñoom it ni ñuy koy nettoyer pour mu weex yenn weex bi te ñun suñu bos weexu ko dinañ dindi li nga xamante ne yëpp moom mooy li gën te loolu lépp ñun suñu bos amu ko donc ci santé ci suñu économie ak suñu koom lépp wane na ne que consommer local moo gën te loolu la ñuy demee nag ci domaine bu ne que ce soit le textile suñu coton bi nga xam ne mooy coton sénégalais c'est l'un des meilleurs cotons du monde. Et comme ni ma waxee ci début de l'émission en même temps boo nekkee ministre de l'artisanat yow yaay nekk en même temps aussi coordonnateur benn bokk yaakaar fii ci Thiès. Ouest ci Thiès Ouest rawatina Thiès Ouest ñu nekkoon ci période boo xam ne ñu ngi dem nekk pré-campagne. jubal ay élection gis nañu investiture yi ni mu tëddee. tey jii investiture yi Thiès yow en tant que cadre bu Benno Bokk Yaakaar en tant que coordonnateur Benno Bokk Yaakaar tey jii ban regard nga ci am. de façon générale globale sur les waaw xam nga investiture yi moom weesu na. yàlla def na ci cadre coalition bi ñu bokk. président de la république pour yombal. daal di ne waa réew mi nañ jël mairie yi ak mairie de ville bi. ci candidature yi. bien que ñun ñëpp xam nañ ne amoon nañu suñuy ambition. liggéey nañ ko. jege nañ askan wi am nañ suñu projet suñu programme waaye suñu jëmm ñun suñu jëmm dafa nekk lu xeebu par rapport ak ambition bi ñu am ci Sénégal Thiès kon li gën bëgg ñun mooy suñu programme ak suñuy projet ñu doxal ko ba Thiès waaye gis ci seen bopp loolu macha allah ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne tey jii moom lañ jiite surtout man fi ma bokk muy Thiès Ouest teg nañu suñu ay programme teg nañu suñu projet juboo nañ ci ba ñun joxe nañu suñu ay xalaat ñoom ñu joxe seen xalaat ñu tëgg projet boo xam ne macha allah bu mucc ayib la boobu la ñuy dem défendre ko devant les Thiessois parce que Thiès ba ma fi gimmee ci politique ba tey mësuñu dem élection locale ci ay programme ak projet nit ñi dañ daan xuloo rek kii ma neex kii rafet nañ ko jox loolu laa bëgg incha allah ren mu nekk lu weesu lu tege ñun li ñuy gën a xalaat mooy ku ne balaa ngaa ne damaa bëgg duñ ne soo bëggee loo fiy def soo te li nga fiy def it waxal nag foo koy jëlee ndaxte tamit man dinaa jël avion jox ko kër gu ne mën naa jox ceeb te kenn du fay yooyu yëpp xel nanguwul ku ne la nga wax ne da nga ko bëgg def da ngay wax foo koy def parce que ñëpp xam nañ ne Thiès am na ci lu bare lu ko tënk ci hygiène ci gouvernance ak yu baree bare ñun ñu waxtaan si juboo déjà ni ñuy jiitee dañ ko bëgg a soppi teg lépp ci kaw jub ak ci kaw liggéey te loo liggéey tamit nga ëllëg nga wuyu ci. kon monsieur le ministre mooy reddition des comptes. su ma la déggee bu baax ànd nga vraiment ci nit ñi tànnee ñi nga xam ne ñooy jiite liste yi nga xam ni moom la Benno Bokk. bu baax ànd nañ ci bu baax. parce que. tant Sénégalais yu bëri ñu doon xaar Thiès waay bi rek ñu doon xaar. waaw waaw loolu dëgg la dëgg la ñu bare xaar nañ ko te tam lu xel nangu la ndax suñu liggéey ak suñu jaar-jaar may na ko waaye comme ni ma la ko waxee suñu programme moo ñu gënal suñu jëmm man tey ñu jàllale ma jiite
te programme bi nga xamante ne moom moo jëmale Thiès kanam doxaluma ko ma bañ fee nekk moo gën. mais monsieur le ministre ak ñëpp ñu yow ni li gisee parce que gis nañu quand même que xëy na yow am nga ci beaucoup de dépassement et tout ça mais gis nañu que quand même amoon na quelques problèmes ba yow mi nga sax dox nga ci ay tànk jéego yëg nañ ko yoo xam ne dox nga ko diggante benn bokk yaakaar ak yenn déedéet loolu du xam nga politique moo mel noonu. politique ak kërëyam soo yoree njaboot mën nga def jël acte posé ko même li ci li gën ci kër gi de mais dina indi ay jeexi jaaxa waaye su loolu nekkee xët-xët la waaye dañuy waxtaan yàlla nag may na ma man ma koy sant yàlla que Thiessois yi dañ ma jox cër te cër boobu dafa yemul ci fi ma bokk muy Benno Bokk Yaakaar même ci biir réew mi yàlla daf maa may cër ci ñoom cër boo xamante ne man xaw ma sax lu tax mais maa ngi koy sant daal ci ba ñu amee parce que xel dafa nangu le maire bi fi nekkoon défendre Birame parce que au niveau national ku nekk noonu lañ def mais président de la République ni mu jëlee mook le président Idrissa Seck waxtaan am beneen taxawaay daal di ne nañu jël jigéen te loolu man tam ma mën ko nangu ndax jamono ji soo jëlee téeméer yu ne juróom fukk yi ay jigéen lañu juróom fukk ak ñaar sax maanaam jigéen ñi ñoo ëpp sax góor ñi fekkee jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi te jigéen ñi am pas-pas am taxawaay xel nangu na suñuy séddale pour jiite ñu bàyyi ci xel jigéen ñi moo tax man te ñu ne dañuy jël jigéen man dama ko rafetlu parce que jigéen ñi tamit ci lañ bokk te bokkuñ ci yem ci dañ ci am pas-pas am ci taxawaay ci réew mi taxawaay boo xamante ne kuy sénégalais war nga ko nangu moo tax man ma rafetlu bu baax président de la république mu jël jigéen suñu sœur Binta Bass. mais ñëpp ko nangu woon. waaw mais loolu tamit mooy li may foofu laay ñëw mu indil tuuti jeexi jaaxa parce que comme ni ma la ko waxee le maire sortant il avait le droit de défendre son bilan loolu moom am na ci droit kon neexu ko ci njëlbeen te surtout que décision bi ñu ngi ko jël ci mujjantal bi la ay nitam tam du ci njëlbeen bi du leen neex waaye maa ngi kontaan rafetlu esprit de dépassement bi maire Aliou Sall am. Aliou Sow pardon mais gis nañu que Benno Bokk Yaakaar quand même fi Thiès du réew mi rek mais gis nañu que ñi tam ñi fi yëpp waa réew mi la. waaw léegi yow membre comme militant responsable APR ban gis-gis nga am est-ce que loolu amul dara lu mu def ci militant yi. non mooy li ma expliqué mooy problème bi ma la wax ci maire sortant moom même problème bi moo am ci biir waa APR. parce que ñoom su doon seen sago seen nit mooy jiite. mais loolu waxtaan nañ ci ak ñoom noonu laa waxtaanee ak sama frère le maire Aliou Sow mu am non seulement mu am dépassement. ba pare am gëm yàlla waxtaan ak ñun ba ñu paree man dama ne sax loolu dootul waxtaan xutba la. ndax dafa delloo ñëpp ci sunu borom. ndax ne lu waaye di wut. ak di ko xëccu. fekk yàlla pare na ko boo yàgg. vraiment ma kontaan taxaw mu new ma yem naa ci mais mu ne du ma yem ci loolu damay waaxu ñëw ak sama mbooloo ñëw ba sa kër. mu ànd ak mbooloo bi ñëw ba fii ñu saafonte mu def déclaration parce que mënoon na def déclaration bi ak ay mbokkam mais dafa ne cër bu ma jox may magam. di xaritam tam. moo taxit ma rafetlu bu baax. léegi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay mais nag ñun ñëpp tam dafa am lenn moo xam ne moo ñuy tënk tey mooy programme bi nga xamante ne ci la ñu war a jaar pour defar Thiès programme d'un Thiès nouveau avec des objectifs pour que dëkk bi dootul nekk dëkk boo xamante ne da nga koy romb di ko xeeb waaye di ko romb di ko ñee. loolu am na solo c'est ça yëpp ñu ngi xaar loolu mais gis nañ quand même que li nga wax moom xëy na jàmm mujj na am foofu xëy na dox nga ci ay jéego xëy na boo ko wax ba mu leer nañ mais dox nga ci ñëpp xam nañu que yaa rek le problème boobu mais aussi gis nañu que quand même que am na ñeneen ñoo xam ne aussi vraiment adhéré wuñu ba dem mu jaral la ñu def ay liste parallèle. tey jii yow en tant que responsable
politique bu ñu ràññee fii ci Thiès. ban gis-gis nga am si liste parallèle. mais loolu ci politique la bokk surtout ñi ko def te nekk ci ñun nekk suñu ay frères waaye day mel ni suñuy jëm ci diine ku ne am na sa tarixa. loolu du leen fragiliser aussi. non loolu du ci ñàkk nag. mais ci ay réalité politique la bokk du ci ñàkk nag. parce que suñu ku ko wax ak ku ko waxul suñu bokkoon ñun ñëpp bokk benn say élection sax du am. mais yàlla def na tey ñoom am nañu seen vision am nañ seen doxalin dinañ ko défendre ñun am nañ suñu programme am nañ suñu projet dinañ ko défendre su paree ñun ñëpp ñu bokkaat ndey bokk bàyyi continuer liggéey dëkk bi parce que li ma lay wax te li gën a ëpp solo du jëmm yi. li ëpp solo mooy defar dëkk bi ndax suñu jeunesse dafa am lu mu xaar ci ñun suñuy jigéen dafa xam lu ñu xaar ci ñun dëkk bi ci boppam war nañ koo teg loo xamante ne bés bu ñu fi jógee suñuy sët du ñu leen ne seeni sa maam ak cam loolu moom moo tax suñu programme suñuy projet loolu la ñu bëgg doxal te loolu nag moo ëpp suñuy jëmm que ce soit ñi dem fële suñu paree ñun ñëpp ay bokkaat ndey bokk bàyyi. parce que loolu laa doon bëgg laaj sax monsieur le ministre est-ce que tey jii ñooñu nga xam ne dañoo teggi waxu président de la République parce que moom am na yoon mu leen jubalal ba ñu dem ñu def ay liste parallèle est-ce que ñooñu ëllëgee bu élection yi parce que élection yi day passé. su passé est-ce que ñooñu aussi dañu amaat nekkat à l'aise pour ñëwaat. tout à fait tout à fait. parce que yéen ngeen ko nangu aussi. bañ a nangu. dañ koy nangu parce que politique moo doxee noonu tey bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. yenn saa yi bëñ màtt làmmiñ waaye taxul nga ne suba dootul ànd teg bañ loolu mënul nekk yàlla moo def que ce soit ku mel ni ay Ablaye Dieye que ce soit le maire Talla Sylla waxuma sax relation mais dañu am confraternité maanaam ay mag ak rakk lañu Ablaye sama rakk la day ñëw ba sama kër day ñëw sama bureau lu muy def dina ma waxtaan ceeg man ba position bu muy jël tam dina ñëw wax ak man kon man nit su ma ko xasee ba jàpp politique du ko yàq. te lenn laa xam ñoom ñëpp benn ambition la ñu am mooy defar Thiès. ñun tam benn ambition la ñu am defar Thiès. kon defe naa xuloo warul am suñu diggante. normalement mais même monsieur le ministre ñu ñëwaat ci benn aspect de votre personnalité tey jii vraiment Thiès waay boo xam ne ñu nga xam kan mooy docteur Ndiaye franchement et comme ni nga ko waxee sànq ñëpp ñi ànd ak yow comme ñi àndul ak yow ñëpp am nañu benn sympathie benn affection benn appréciation bu ñu am de votre personne te loolu li la ko may moom mooy sa ouverture sa surtout aussi say activités sociales say actions sociales yi ngay def ci askan bi tey jii est-ce que docteur Ndiaye mi ngi ci toujours dans cette perspective est-ce que ba léegi mi ngi ci activités sociales yi est-ce que ba léegi mi ngi jege Thiès waay comme ni ñu ko jegoon c'est vrai que charge du ministère yi tamit dina am lu mu changé tuuti mais est-ce que toujours c'est le même docteur Ndiaye par rapport ak justement Thiès waay yi nga xam ne daf leen yàgg vraiment jàppale dimbali leen pour teg seen bët déjà première chose man Thiès waay man awma lu ma leen di fayee parce que nit yàgg na ñu nommé nit ministre yàgg na Thiès dëkk yëpp Thiès moo fi gën a miin ministre ndax depuis indépendance Thiès dafa yàgg am ay ministre kon ministre du loo xamante ne dafa doy waar fii Thiès mais ministre boo xam ne dañ ko nommé à l'unanimité Thiès waa yëpp ànd ci yéene la ko génn di jubilé kooku moom mosuma ko gis loolu nag man awma lu ma leen fayee te loolu lu ko indi moom mooy ñoom dañu baax man tam yàlla def ma jege leen su ma nee jege naa leen sama liggéey déjà tax na ma jege leen jege jigéen ñi d'abord sama cursus sama jikko tax man tam vélo laay dawal su may soriwuma askan wi sama njaboot mi ngi fi ma jaxasoo ak askan wi ñoo bokk dëj yi ñoo bokk yëpp ñoo bokk ngénte yi kon ñun vraiment dëkk bi suñu dëkk la te li ko gën a firndeel tey ba mu ma nommé ministre ñëpp dañu xalaat ma dem dëkki Dakar mais man yaa ngi dëkk Thiès ba tey ma sama kër nga ma fekk fii sama kër nga ma fekk man awma kër Dakar man du ma fa fanaan fii laay fanaan su ma wàccee nu mu guddi damay dellu si Thiès tey su ma doon liggéey Dakar mu nekk 4 heures du matin damay taal sama oto ñëw Thiès parce que fii mooy sama kër fii laa dëkk
loolu moom ma jegeloo askan wi yokk ci tam suñu nee action sociale mais nit ki fekkee yaa ngi def dara poste tax nga def ko poste bi soo ko bàyyee xanaa su bés bi bàyyee tam nga ba ko non loolu mënul nekk ñun di ñuy dimbali ak li ñuy jege askan wi loo xam ne ci suñu ADN la nekk maanaam ci suñu deret dañ ko donn dimbali doom jege askan wi mais monsieur le ministre ba nga xam ne ma terminé moo tax nga ne ndax yaa ngi koy continuer ma wax la ne ñun loolu duñ ko bàyyi fan yi gis ngeen sunu opération yi ñu def ci biir marché yi pour te loolu waxtaan nañu ak président marché yi ku ci nekk wax la lan mooy sa mbébét ñu gis ne ndox ak set mooy bokk na ci li leen gën a tënk loolu moo tax ñu commencé ko dox yàlla def ñu ci def ay jéego te jéego yi pareegul parce que jóge nañu ngelaw jóge nañu marché Moussante ñi ngi marché bu mag ñi ngi marché central Mbour 2 fi mu ne nii marché Grand Thiès la ñu ne après tam ñu continuer marché Sofraco yooyu yëpp xel ga maanaam te loolu pareegul élection dina pare mais du tee ñun ñu continuer suñu action pour dire que c'est du ay action politique wala du ay action yoo xamante ne pour bëgg lu neex nit ñi mais ñoom ñoo ñu ko posé ñun tam ñu xool ci suñu kéem kàttan lañ ca man ñu ne ca di ko def ndànk-ndànk. parce que ñun li tax ñuy poser la question boobu parce que demoon nañ ba benn jamono aussi par rapport ak action yi nga doon def par rapport ak dimbali nga doon indi askan wi dem nañ ba ni ne docteur vraiment dafa sax def mirage boobu mu jox ko nit ñi quoi. dem nañ ba xalaatee loolu. vraiment nit ñi am ci yow benn yërmande bu xaw a benn affection boo xam ne vraiment ñun ñëpp c'était partagé quoi ànd ak yow politiquement ou pas. dëgg la vraiment loolu moom vraiment. dëgg la ak kilo ci yow par rapport ak ci soay. mais aussi tey jii ak sa charge ministérielle yi tey jii c'est sûr que ni donc am nga une autre vision boo xam en cas vision bi c'est sûr que évolué na. par rapport ak ni ngay defee social bi. par rapport ak ni ngay kii. tey jii kon c'est sûr que am na ay projets yi nga tëgg. am na loo ci wax comme léegi. am na loo ci jof mais dañu bëggoon nga gën a yaatal. nga gën a ñu wax ni tey jii lan ngay réserver Thiessois yi en termes d'activité sociale en termes d'activité politique. pour ñu xam vraiment docteur Ndiaye. ministre docteur Ndiaye tey jii. voilà mooy kan quoi. waaw xam nga li ñu njëkk a def ñun suñu liggéey moo ñu tënk. man médecin laa médecin nag suy dugg ci dara lu muy njëkk a def mooy diagnostic. bien sûr. dañu jël 18 quartiers moo am ci zone ouest. ci 18 quartiers yi suñ ko boolee am na tam ay sous-quartiers. muy 23 quartiers ak sous-quartiers au niveau de Thiès ouest. dañu jël ay xale jox leen ay fiches questionnaire ñu dugg ci 23 sous-quartiers yi ak quartiers yi ne Thiès ouest yëpp kuy Thiès waa koo xamante ne chef de quartier nga président ASC nga directeur d'école nga yor nga poste de santé ñëpp xale yi dem seeti leen ku ci nekk ñu laaj la lan mooy sa mbébét ak loo bëgg ak foo bëgg ñu dem. ba loolu defee ba ñu pare ñu sant sama benn jeune frère bu tudd Abouba boo xamante ne mi ngi ministère des finances c'est le directeur de la démographie Thiessois la moom moo encadré liggéey bu ba ñu defee loolu ba pare la ñu ko indil ñu jox ñu ko ci kaw loolu nag la ñu nag gis solution yi muy conduite à tenir moom mooy projet yi indi donc projet yi du suñu yos projet Thiessois la ku ci ne yaa ñu wax lii la ñu bëgg ñu doxale ko Thiès ñun ñu seet nan lañ ko defee ñu tëgg ko tëgg bu rafet waaye liñ ci bind yëpp du ci lenn loo xam ne suñu xalaat la xalaatu Thiessois yi la ñu jël defar ko ba mu rafet ñu daal di koy tëgg daal di koy bind teg ko moom mooy li nga xam ne loolu lañ ko bëgg te nag ci zone yi ci espace yëpp que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau du cadre de vie de l'éducation de la formation de l'emploi même dañu dem ba génn li nga xam ne mooy cadre les compétences transférées xam nga lu tax compétences transférées yi dafa am lu mu wax mais état dafa am fu mu weesu loolu ñun en tant que candidature à la mairie ñun waruñoo yem ci compétences yi dañuy dem ba plaidoyer
absolument. te plaidoyer ñun fii lañ dëkk yàlla def ñu bokk ci gouvernement bi mais quand même xel nangu na ñu war a def plaidoyer te plaidoyer yooyu dem na pour sur emploi bokk ci compétence transférée mais ñun gis nañ ne bokk na ci lii gën a dellu si ci ba ñuy waxtaan ak jeunes yi mooy amuñu fu ñu liggéey Thiès Jakarta Café Touba Ambila amul leneen parce que liggéeyukaay yu mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon Thiès tey dafa xaw a nax saay mais ñun am nañu ci ay liggéey bu bees parce que président de la République déjà am na projet yi mu am pour redynamiser raay bi te incha allah d'ici 2-3 mois dinañu redémarrer ligne Dakar Tamba mais boobu négandiku la parce que projet bi gën a mag moom mooy le projet bi ñu signé ak canadiens yi pour que démarrer léegi avec ligne à grand écartement benn train moderne boo xam ne day jóge Dakar ba Kidira loolu pour avec un grand port sec à Tambacounda. Ça c'est un bon projet. Donc loolu yëpp luy dekkalaat activité économique u Thiès la mais loolu suñ ko xaaree ba bés ba jot ñu doog a jóg daw su deful ndànk duñ ca am lu ñu bëgg moo tax ñun ñu signé ay convention avec le CNQP moom mooy centre national de formation bi nekk Balabé pour que sunu ay jeunes ñu commencé leen di accompagner dans la formation ci formation signé nañu tam convention ak ISEP pour que su ISEP suñu paree rek yàlla def li ñu bëgg ñu am ko ñu commencé formation si yenn corps de métier yi parce que am nañu aéroport bi mi ngi fii am na hub aérien bu fu war a am ak centre de maintenance bu mag qui sera l'un des premiers centres de maintenance de l'Afrique de l'Ouest mais kooku su fekkee xale yi jànguñu ba am benn xarañte bi parce que bu ñuy séddalee duñ ca am donc yooyu convention yooyu waxtaan nañ ci ak ISEP ak lycée ak polytechnique ak lycée technique absolument. pétrole bi nga xam ne tam incha allah Kayar war na fa war a mën a am muy gisement bi fi ne yooyu tamit ñi ngi ciy def donc formation war a nekk cœur de métier boo xam ne ñun war nañ ko def ci biir Thiès te loolu ñun incha allah dinañ ko dox te dañ ko dox commencé nag sax avant même parce que même tey yàlla même su defoon ñu jël jox ko loxo ñeneen Thiès du tee ñun ñu gën a bëgg Thiès continuer doxal loolu pour jeunesse su Thiès ci loolu aussi la ñu gis ne que am na benn caractère bu mag boo xam ne dañ ko fàtte moom mooy artisanat Thiès dafa nekk capitale de l'artisanat du Sénégal ñun ñu dañ koy fàtte Ngaye ci Thiès la bokk Tivaouane ci Thiès la bokk Meewaan ci Thiès la bokk yooyu Thiès tamit ak village artisanal bi ak tey jii yeneen yi nga xamante ne tam chambre des métiers yi bi fi nekk ak yépp dañ ko war a dekkalaat te loolu lu ñu koy defaree moom mooy ñu wutal leen ay espace te yooyu ñu ngi ciy xeex parce que nekk na ci suñu projet pour que déjà toltolaan bi nga xamante ne artisans yi ñu ngi koy def fii boobu mu nekk loo xam ne vieille histoire xam nga lu tax espace lañ leen mësul jox saa yi ñuy séddale joxe juma joxe stade joxe espace vert joxe école mais mësuñoo joxe ba jox artisanat te artisanat yor këriñ kon tey suñu projet moom mooy def ay villages des zones de développement de l'artisanat ZODA yoo xamante ne atelier yu am solo dinañ ko def jeunes yi mën fa nekk mais ba pare ñu def fa ay centre de formation et de ressources pour que équipement yi ñu bokk ko ndax mbooloo mooy doole te mbooloo moomu fekkee ku nekk dafa bëgg am équipement moderne yu jar 50 millions 60 millions yéene nañ ko de mais du yomb mais suñu ñëwee boole ay mutualiser équipement yi indi ay formateurs ñu former jeunes yi capacité waat ñu mag ñi nga xam ne amoon nañ xam-xam ñu gën leen a capacité mooy ñu indiwaat yokkaat seen xam-xam loolu moom mooy tax ñu am zone de développement de l'artisanat boo xamante ne Thiès day nekk référence pour que demain li nga xamante ne muy mécaniciens yi dañ leen di defal ay atelier de mécanique mécatronique moom mooy atelier yoo xamante ne moderne la parce que gis nañ ne oto yi léegi weesu nañu dóor marteau ak brin léegi tout est électronique et te day yokk ndaxte voiture électrique yaa ngi ñëw hybride yi egsi na mais fii ak tuuti électrique yi dugg kon yooyu yëpp dafa laaj ay xam-xam du ñu bàyyi nag ba mu yegg si ñu daw topp si il faut que ñu former suñu jeunes yi mais tamit pour ñu former leen il faut ñu leen ay zones de développement de l'artisanat ces zones de développement de l'artisanat là dañ ko war a def ci dans tous les secteurs dans tous les corps de métier que ce soit les bijoutiers bijouterie tey dafa laaj ay équipement yu xarañ parce que bu njëkk ba yor sa bant di dóor nii di sa weñ di dóor nii non léegi il faut
des équipements parce que askan wi moom mooy clientèle bi moo exigeant te client exigence boobu équipement la équipement yi nag mënoo ko tasaare ñëpp am ci kon dañ leen war a boole mutualiser ko loolu moom mooy suñu ambition loolu tamit day créer liggéey ndax li mécanicien wala bu doxal wala tailleur bu doxal ku ci nekk su doxalee tuuti rek mën na jël ñaari apprenti. Bien sûr. ku jël ñaari apprenti multiplier ñaata atelier moo am Thiès ñaata liggéeykaay maanaam kon emploi bi ngay xam ne jeunes yi amul kenn ku ko mën a régler au plus vite et au mieux ku dul artisanat kooku nag moom mooy sunu bébét pour ñu koy doxal bëgg nañu tamit Thiès xar kanamam ci set gën a yaatu parce que xar kanamam ci set su gënee yaatu moo mooy collecte bi parce que Thiès dañu war a njëkk def formation ba nit ñi xam luy mbalit mi ci biir kër gi la ñu war a njëkk xam loolu luy mbalit parce que si yow su fekkee xamoo mbalit da nga boole mbalit yëpp boole jël suuf si def jël lekk gi def yëpp boole dootul mbalit leneen la mais gis nga bés bu ñu ko ñëwee former nit ñi ba nga xam ne ñu déjà triage collecte bi ñu triage su ñu defee ba pare mu am collecte bi ñu def de telle sorte que à partir des quartiers ñu def collecte bi su ñu defee collecte bi ba pare te loolu dañuy góorgóorlu ak sunu ay partenaires ak sunu budget ak état du Sénégal dans le cadre de l'UCG dans le cadre du cadre de vie yooyu yëpp ñu waxtaan parce que état daf ci am ay projet bien sûr ñu daal di def ko ba collecte bi nekk loo xam ne macha allah day dox su loolu paree nag ñu def transformation Promojet bi nga xamante ne état du Sénégal moo ko teg président de la République indi ko moom mooy transformation des déchets dootul nekk loo xamante mbalit dootul nekk luy sonal nit waaye mbalit loo xam ne day nekk alal jëriñ lay doon loolu moom mooy sunu objectif ci loolu ba nga xam ne day yokk tey ku yor sa mbalit sax su demee mu yàgg da nga koy jaay ndaxte dañu xam ne day alal lay indi. monsieur le ministre la question peut-être temps bi jeex na mooy ba may terminer parce que li nga wax ni c'est tellement intéressant macha allah mais quand est-ce qu'on va voir ces projets là. mais mooy projet yi moom mooy tey suñ lu ñu bind te bëgg tey suñ ñu joxee dëkk bi. moyens yaa ngi fi. mooy yépp laa la wax parce que saa yu ma la waxee. dama lay wax kan la projet bi fan la jógee. waaw su ma la nee mbalit bi dinaa la ne Promojet la. su ma la nee collecte bi dinaa la ne ICG. dinaa la wax yépp ki nga xamante ne yow nañ koy def te du tee aussi ñun en tant que mairie ñu wut tamit suñu ay propre équipement parce que avant mairie dafa daan am équipement daan na am équipement pour. voirie yi yooyu yëpp amatul. mais ñun suñu objectif. avec nos partenaires et puis tey dañu war a gën a impliquer les Thiessois de la diaspora Thiès yàlla def na ci diaspora bi ko foo dem am na Thiessois. bien sûr mais ñoom ñëpp suñu demee gis ne que mbir mi kenn boolewu leen ci ñoom it dañuy def ni seen loxo kon ñoom ñëpp dañ leen ci war a boole yokk ci tamit jeune bi dañu war a wut ay terrain de sport yoo xamante ne xale yi dañ fay mën a sport non seulement ay terrain de sport pour football mais dina am ay futsal yoo xam ne dañuy defar ci quartier yi tey jii sama ginnaaw kër gi fi nga gis vide bi ne fii bés bu ñu ko seetaanee te defewuñu ko fa gars yi léegi ñu dagg ko jaay kon yooyu dañ ko war a def ay terrain basket handball parce que Thiessois dafa yàlla daf ko may xarañte ci sport noonu la amee xarañte ci culture il nous faut aujourd'hui aussi ñu def ay piste cyclable mooy tali yi sooy jógee avenue Caen ba keroog ngay jël Léopold Sédar Senghor yépp ñu defar ci piste cyclable pour que nit ñi mën a yëg ci seen vélo di liggéey wàññi oto yi ba pare gën a indi wér parce que nit ñi bare tey feebar yi ñi gën a tënk mi ngi bokk ci li nga wax sédentarité mooy toog te defoo dara te vélo nag loolu dina tax nit ñi gën a gaaw tey ji su fekkoon nit ñi ngi doon vélo amee piste cyclable su grève bi amee kenn du jaaxle ku nekk day génne sa vélo rek yéeg dem yokk ci tamit maa ngi leen koy fàttali lu ma bëggati ci cadre de vie bi Thiès gën a naat man sama objectif moom mooy kuy Thiessois da ngay samp benn garab xam nga garab mooy naatal dëkk Thiès est une ville verte mais war na gën a verte tey soo xoolee soo duggee si kër gi fii macha allah li koy naatloo mooy verte bi du alal na ñëpp jàmbat garab. mais en face bi seen ñuy dagg suñu calcédra yi aussi. non c'est normal parce que ay calcédra yi lu tax ñu koy dagg def dañu am seen attawe weesu parce que calcédra yi ku ci nekk ñoo xam ne am na ci yoo xam ne am nañ 100 ans te tey am na bañ leen di dindi amaat nañ projet am te soo xoolaatee tuuti samp nañ fi ay yeneen calcédra yoo xam ne ñu ngi koy sampaat parce que loolu mooy am solo parce que koo gis ba jëmmam weesu dañu ko war a sampaat dekkalaat ko Thiessois yëpp gëm ko da xam ne que ku ci ne dafa war a samp benn garab yokku ci kuy Thiessois aussi xam ne que
dañ leen war a jàngal tam fay. Il nous faut des piscines municipales ñu bari na dañ def ne fay yëfu pour bégal sa bopp la déedéet tey xale yi nga xam ne dañoo bëgg dem port de Ndayane bi ñu war leen former pour ñu dem fa liggéey am na ay soudage sous-marin am na yooyu yëpp ñu war ko liggéey mais soo jàngul fay doo ci dem tey suñu doom yi dañu war a jàngal leen fay pour que ñu mën a def ci concours yi soo mënee dem bëgg a ëbb aérien liy liggéey ci avion te mënoo fay doo dugg ci avion parce que dañ leen koy jàngal li ñu koy demander la il en est de même pour tey ci ngay dem liggéey ci pétrole bi sunu pétrole bi c'est offshore maanaam ci biir géej la ne lu ëpp ca lañ cay liggéey dafay laaj loolu kon ñun suñ nee dañu bëgg loolu déjà pour sport la parce que bëgg nañu ay piscine bëgg nañ tam ay salle de gymnastique yu moderne yoo xamante ne salle yoo xam ne ku fi dugg da nga koy ñee parce que man damay dem Dakar dem fa gis seen salle man sama xol day jeex parce que c'est pas normal que Dakar am salle yu mel noonu te Thiès amu ko te Thiès kenn gënuñu foon raw ci sport CNEPS bi fii la ne Maniang Soumaré fii la ne Stade Lat Dior fii la ne mais dañuy des yu tuuti ak yoo xam ne ñun war nañ koo xeex pour ñun set Thiès nekk royukaay bi mu nekkoon mu doolaat ko muy une royukaay ci sport bi royukaay ci cadre de vie royukaay tamit ci gouvernance locale loolu mooy sunu programme ak sunu projet ñun duñu sànni xeer duñu xeex xam nga lu ñuy waxtaan projet la ñuy waxtaan te ku ñëw ñu waxtaan ci yow. kooku mooy docteur le ministre Pape Amadou Ndiaye nga xam ne vraiment tey jii moom la ñu fekk si woon waxtaan bi neex na lool parce que man damaa bëgg trop koo xam ne da nga am ay idée da nga am ay projet c'est important parce que loolu mooy taxal dëkk monsieur le ministre xam naa ne il faut que ñu dajewaat ci beneen rencontre vraiment tous ces projets là vraiment c'est important merci tey jii lan ngay tàggoo di tàggoo moom mooy di ñaan Thiessois pour que ñu ñëw voter ñu massivement te vote bii nag du nekk vote bu mel ni vote yu njëkk ya bii kuy bëgg da ngay bind sa programme ba pare ñëw taxaw ci kanamu nit ñi daal di ne lii laa bëgg suñ dawee ba ci digg bi ñu woo la laaj la fa nga toll ci la nga waxoon suñ demee ba mu jeex nga ne yaa waxoon lii foo ci toll loolu moom mooy li nga xam ne contrat boo xamante ne dañ ko te dañu bëgg tamit loxo kuy liggéey nga def ko ci li anam bi nga gën a sete parce que dañuy terminer par reddition des comptes xam nga reddition des comptes mooy lan sooy dugg ñu xam loo am sooy génn ñu bind loo fi jógee loolu mooy li nga xamante ne suñu programme ñu ngi ko tuddee nag VIP vertueux inclusif et participatif maanaam ñëpp ci bokkandoo inclusif mooy du ñu bàyyi kenn vertueuse mooy ñu teg ko ci loxo yi set. waaw donc monsieur le ministre moom loolu moom leer na loolu moom la Sénégal yëpp di xaar et partout au Sénégal loolu la ñuy ñaan ci maire yëpp quoi tey jii vraiment ñu amoon vraiment le grand plaisir de recevoir monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat mais aussi coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar fii ci Thiès Ouest dégg ngeen li mu wax par rapport à ce ministère dégg ngeen li mu wax ci politique yi vraiment mu nekkoon un débat intéressant donc ñu ngi leen jox di daje incha allah ci beneen émission Kanam Précise merci beaucoup monsieur le ministre